international en sécurité et sûreté mu nekk itam chef d'entreprise jiite mouvement bi ñuy tuddee voix du peuple nekk itam membre association ànd defar jikko yi ñu koy dalal ci plateau l'invité de la mi-journée monsieur Moussa Seck ñu ngi lay dalal. cheikh bi maa ngi lay nuyu di la gërëm ci invitation bi nga ma defal tey. di la gërëm yow itam ci déplacement bi ju nar a waxtaanee li nga xam ne moo xew ci réew mi waaye comme consultant international nga bëgg nañu xam fan nga jaar ba doon ko laata ñuy dugg ci sujet bi. waaw pour lu gën a gàtt. defe naa ni am naa jaar-jaar ci wàllum takk der. nekkoon naa ci armée. ci armée boobu ma nekkoon ci lu ñuy wax renseignement investigation maanaam yenn saa yi balaa armée boobu di dem ci benn dëkk ngir xeex yi bokkoon naa ci ñi ñuy yónni ñu dugg ci dëkk ba xool li fa am ak di def ay analyse parce que bokkoon naa ci ñuy nekk analyste yi donc du loo xamante ni lu néew la lu am solo la ci armée donc après armée bi daal ma dugg ci milieu bi ma demee ci yenn dëkk yi yenn mission yi yenn guerre yi ma dem gis ay militaires privés ñoo xamante ni dañu nekk ay consultants ay militaires lañu woon mais après ñu def reconversion maanaam ñu wëlbati seen mbubb nekk ñëw di liggéeyal seen bopp ñu am autonomie ak indépendance maanaam dootuñu jox kenn dootu leen jox di ay ordre libéré wu dootuñu leen jox ay ordre seen bopp la ñuy liggéey wala pour ay réew après bi ma gisee ñoom bi ñuy liggéey après armée bi ma ne def lii moom intéressé na ma après si laay gëstu di gëstu après armée bi di gëstu ba yàlla dimbali ma ma am yenn contrat yoo xam ni dama demoon di xeexi en privé comme ñoom xeexi pour jàmm di am si yenn réew yi maanaam bu nit ñi nga xam dëkk yi nga xam ne dafa am ay xeex yëpp ay conflit ma fay dem ñu may woo may dem parce que xam nañ ni am na lu ñu jàngat si sama xam-xam bi si wàllu boobu. xam lu mu néew. bu ñu lay dégg daa mel ni légion étrangère nga def. waaw. d'accord ginnaaw dem nga am chance en tout cas di dem en tout cas gis li nga xam ne moo xew ci àddina bi tey nga nekk fii ci Sénégal dëkk fii itam. ñëw fekk si itam loo xam ne ci élection législative yi ñuy dëgmal daanaka violence bi mi ngi wéy di accentuer gis nañu li nga xam ne xew na ci manifestation 17 juin bi ñu weesu nii rawatina li nga xam ne amoon na fi jamono mars bi passé boo dee xool li nga xam ne moo xew ci mbedd mi force de l'ordre yi di jàmmarloo ak ñi nga xam ne ay manifestants yi te ci jamono jooju ñu dégg ministre de l'intérieur ne fii am na ay forces occultes loolu mi ngi koy wax ci jamono mars 2021 noo gisee yooyu boo ko gis ci mbedd mi jàmmarloo bi. c'est vrai que Sénégal surtout am ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakken. c'est vrai que Sénégal yàgg nañ jàkkaarloog jànkonteel ak jafe-jafe sécuritaire yooyu yàgg nañ gis ay manifestations ci dëkk bi ci jamonoy président Abdou Diouf amoon na fi ba am na at boo xam ni am na ay sax ay alkaati yu ñàkk seen bakken ci jamonoy président Abdoulaye Wade tamit gisoon nañ ko ay manifestation ba ay doomi aadama ñàkk ci seen bakken daaw boobu bu gën a metti yaakaar naa si lu gën a si événement yu récent yi mooy mois de mars 2021 bi nga xam ni nit ñi dañu doon song di yàq alalu ñi nga xam ni ay honnêtes citoyens ak ay doomi réew yeneen doomi réew yu ñëw si suñu réew di fi liggéey di fi daan seen doole di liggéey di sotti suñuy impôt di jël doomu sénégalais yi di leen liggéeyloo mu am ay yàqute ndax dañuy manifester mu am ay nit ñu ci ñàkk seen bakken comme ni nga ko waxee léegi alkaati yi takk der yi jàkkaarloog doomu aadama yi ba mu am ay ñu ci ñàkk seen bakken semaine bi ñu génn maanaam comme ni nga ko waxee 17 juin bi ñu passé opposition bi dañu ne woon dañuy manifester nguur gi tere ko d'abord avant ñu koy annoncé gouverneur bi dafa génne benn interdiction délai ba délai ne diggante délai bi kenn du manifester ci Dakar. période de pré-campagne. moytu propagande ak yooyu. voilà mu joxe ay raison am. après bi ñu xam ni opposition bi kat décidé na ni dinañ ko def. ñu waxal ko seen bopp
manifestation bi ñu am le 8 ñu bàyyi ko mu jàll dara amul. kon pour yow waruñu woon interdire manifestation bi dañu ko waroon bàyyi mu dem. si sama xalaatu bopp bu fekkente ni ñaari si charte yi ñaari poñ yi tax manifestation bañ a mën a am maanaam way takk der yi amuñu jumtuwaay ak ñoom nu ñu toll lu leen mën a nu ñu mënee sécuriser maanaam aar ñiy manifester ak ñi nga xam ne manifester wuñu benn ak beneen bi mooy bu fekkente ni ñiy manifester maanaam gàllankooruñu mbedd bi gàllankooruñu doxinu ñeneen ñi dox seeni soxla dem ak dikk bi bu boobaa loolu bu amul wax dëgg yàlla war nañ mën a bàyyi li constitution bi wax mooy ndey charte réew bi li constitution bi wax ni bépp sénégalais am na droit kat manifester génn taxaw ni kat kontaanuma wante bu fekkente ni daf koy def ci jàmm te bu mu 8 juin bi defe naa ni amoon na jàmm wax nañ seen xalaat ku nekk ñibbi na këram ñëpp dal nañ. d'accord ñu dellu ci li nga xam ne ci manifestation bi ndax am na ñoo xam ne dañ ci ñàkk seen bakken waaye bu ñu dee sukkandiku ci li nga xam ne mooy rapport autopsie bi nga xam ne ci wàllu koo xam ne dafa bokkoon ci en tout cas ñàkk bakkenam fële ca Ziguinchor muy di Goudiaby boo ko dee jàngat ndax sa xam-xam màcc ci wàllum sécurité ak sûreté ci li ñu gis ci li nga xam ne en tout cas presse bi wax na ko mooy arme blanche la boo xam ne force de sécurité duñu koy faral di utiliser ci situation yi nii est-ce que loolu dal na xel. dal na xel ñàkk na dal xel nañu xalaat xam nga li ñu wax force occulte maanaam ñoo xamante ni dañuy nekk ci réew bi ngir indi jafe-jafe yu mel noonu ci doomu aadama yi ci sénégalais yi ñoo xam ne kenn xamul leen kenn du leen gis. mooy ñi Antoine Diome doon tuddi mooy force occulte yooyu. waaw lu mën a ne la ndax am na dëkk yu ma dund yoo xamante ni yooyu daf ci amoon te mën nañ jugee boor bu ne te kenn du leen gis. kon ñooñu ñu ngi fii ci Sénégal. dama ne loolu mën na ne. d'accord mën na ne ndaxte état bi invité wu ma pour ma def analyse boobu pour jàppale leen ci loolu du sax dama leen di woo pour jàppale leen waaye xam nga question yooyu dafa sensible ba nga xam ni wax ni lii am na te tegaloo ci sa bët defe naa ni sax doomu adama yow sa bopp warloo ko def ndaxte sénégalais yi dund ci dëkk bi ak ñi fi bokkul waruñu leen tiitalee noonu mais wante war nañ xoolaat loolu ndaxte rapport bi nee na du fetal balu fetal moo ko gaañ parce que balu fetal dañ koy xàmmee fu mu dugg ba génn même bu génnul dañ koy xam te autopsie bi maanaam médecin yi comme jàngat légiste jàng na yaramu nit ki xool na ne ni kat lii arme blanche la te alkaati yi comme ni nga ko waxee ñoom du ñu faral di jëfandikoo arme yooyu. ci li ñuy wax waaw. si li ñu wax. mooy mooy li mu wax. xam nga loolu waxuloo ko. man waxuma ko. donc dañuy consommer information bi. wante loolu war nañu tiital te opposants yi manifester tamit war na leen tiital. lu tax. lu tax mu tiital leen. ndaxte xam nga yooyu bu amee. xam nga lu ñu ne ay du yem ci bopp borom. xam nga am na dëkk yoo xam ni benn dëkk boo xam ni mës naa dem pour ci sama cadre stage armée boo xamante ni jàng naa ci dëkk yooyu nii am na ñoo xam ni dañuy taxaw amul politicien opposition amul politicien bu nekk ci nguur bi. dañuy nekk ci réew bi képp ku nga xamante ni dafa nar a déstabiliser réew bi dañu lay indil ay gàllankoor am na ci ay dëkk. mais ñaanuma yàlla mu yegg si fii Sénégal te force occulte yooyu ñuy wax xamuñu ñan la parce que su doon xam nañ ko dootul nekk occulte xamuñu ñan la xamuñu kan moo leen yónni lu ne mën na ci nekk daal lu ne mën na ci nekk donc nguur bi tamit ñu xam ni ñoom si seen bopp mën nañ nekk en danger tamit xam nga dañuy faral di ragal wax mais mbir yi épargné wul kenn si réew bi
épargné wul kenn. waaw mais li nga xam ne xaw na yem tuuti itam ñenn ñi ci askan wi ndaxte veillu manifestation bi ci la procureur genn wax ne am na koo xam ne daan teg nañu ko loxo te mu bokkoon ci élément MFDC yi dem ba sax ñenn ci askan wi jàpp ne mbirum rébellion bi léeg-léeg moom la ñuy bëgg di ko politiser te mu yem ñu ci bëri est-ce que tam mbir mi amul ay loo xam ne itam dañ ci laxas politique. bu fekkee dañ ci wax laxas politique warul parce que am na yoo xam ni kenn waru ko politiser am na yoo xam ni ay événements yu malheureux yoo xam ni ay bakkinu doomu adama Casamance ñeent fukki at ñuy dund yooyu man am na ay mbokk Casamance ñeent fukki at ñuy dundi jafe-jafe yooyu ñuy dund si li ñuy wax terreur ñu terroriser leen maanaam ñu fitnaal leen yóbbu seen fit defe naa ni loolu boo waxee loolu mooy yaa ngi boole ñaari mbir yi. surtout bi Ousmane Sonko fesee ba léegi ñi ngi wéy di ko delloo ci géopolitique bi. loolu tamit dañ ci war a def attention xam nga lu tax ñu war ci def attention parce que loolu boo ko defee am na benn parti wu fi mu nekk di jiite. mooy mairie bu Ziguinchor. am na ñoo xamante ni dinañ ci yëg seen bopp te bu boobaa ñi nga xam ne yaa ngi leen doon xeex yaa ngi leen di xëy na yaa ngi leen di jox stratégie pour ñu xool nu ñuy def ba génnaat te loolu tamit nañu xam ni lépp lu ñuy wax ci doomu adama ci réew bi lépp lu ñuy wax ci njiit koo xamante ni dafa ne sax dafa bëgg a jiite réew bi xaw ma ko de. bokkuma ak moom liggéey wante ni ñu sóoraale ni ñun ñëpp muy politicien bi nekk ci nguur bi comme ku nekk ci opposition bi ay père ak ay mère de famille yi ñoo ci nekk. te Sénégal gi ñoo ko bokk. te Sénégal gi yëpp ñoo ko bokk Casamance Sénégal la bokk kenn mënu ko xajale kenn mënul xajale Casamance ak Sénégal jàmmi Casamance mooy jàmmi Kaolack di jàmmi Ndar di jàmmi parce que ñi nekk ci yeneen région yi ñooy dem Casamance di fa wuti ñi nekk Casamance tamit jug dem ci yeneen région yi kon ngal nañu wàññi mbir boobu ñuy jël pour ay débat politique gis nga politiciens yi dañu war a am maturité maanaam màgg bokk élever débat bi ñu màgg ci seen xalaat màgg ci seen jëfin màgg ci seen i wax am na yoo xam ni waruñu ko di sax di café wante ñi ci responsable ci mbir boobu tamit bëri nañ maanaam duma ci génne taskatu xibaar yi tamit. lu tax nga boole ci taskatu xibaar yi am na yenn xibaar yoo xam ni kat am nañ moyen am nañ jumtuwaay yu leen permettre kat bu fekkente ni wóor na leen ni xibaar bi bu génnee mën na jaxase réew wi mën na jaxase ay doomu adama ñu bañ kat di ko génnee wala boog di invité ñi nga ku génn wax yi lu ni mel ñu bañ di ko invité ci plateau yëpp mais seetlu nañ ni jamono ji ñiy wax ay njaaxum ñiy wax ay toj-toj rek la suñu mbokku du ma wax seen mbokk yi mais suñu mbokku taskatu xibaar yi di woo parce que tamit xëy na seen liggéey la ñuy def dañu bëgg a jaay seen liggéey wante tamit nañ jiital jàmm réew bi. xanaa c'est parce que yow ni nga yeewoo xëy na peut-être gis ni ñu traité événement 17 juin bi looloo waral nga wax li ngay wax nii parce que ñu bëri ñu ngi ŋàññi presse bi mais itam presse bi itam liggéeyam la def wala yow bokkoo ci ñi koy xalaatee noonu. ŋàññu ma presse bi dama wax rek ni ñun ñëpp ku ci nekk ak bépp acteur social war nga jël say responsabilités par rapport ak li ngay liggéey presse bi dama ko cité mais dama ne ñëpp am nañ ci responsabilité politiciens yëpp am nañ ci responsabilité état bi am na ci responsabilité opposition bi am na ci responsabilité même peuple bi bi jël yenn information yi di ñuy wax ci benn mbir ni lii am na nii la demee ñu koy jëfandikoo ñoom tamit am nañ ci seen responsabilité. kon est-ce que recadrement débat politique boobu bañ ko politiser du jóge ci même ki nga xam ne moom moo jiite Sénégal tey di président de la République parce que tam jàmmi Sénégal ci moom la gën a aussi. jàmmi Sénégal si ay yoxoom la ne si biir loxoom la jàmmi Sénégal ne yàlla moo ko dénk nguur gi yàlla moo ko dénk mu nekk njiitu réew bi te njiit dafa doy waar dafa diis njiit mën na la jiite réew mën na la sànq comme mën na la jural lu baax
moo tax sensibilité li mu sensible noonu balaa ñuy jël yenn décisions yi jar na toog di xalaat lu bëri di concerté wu en tout cas daal pour am jàmmu réew bi man li may pour tënk mbir bi man fi ma koy woowee mooy kat mu woote benn dialogue national donte sax laata ñuy yegg ci élection yi. waaw laata ñuy egg ci élection yi. ñu waxtaan juboo pour mën ci dem waxtaan juboo parce que même bu ñu waxtaanee lu décision bu mu jël dafay am conséquence directe parce que bu fekkente ni nee na d'accord naa léegi nañ waxtaan ñëpp ñu génnee juróom-ñett yi nañ dem bu boobaa conseil constitutionnel amatu fi njëriñ bu boobaa moom mooy jiite constitutionnel bi en réalité si hiérarchie moom moo jiite bu boobaa moom si boppam dinañ ne kat ñiit wax si diggante bi yëpp muy moom di ministre de l'intérieur di conseil constitutionnel ñoom ñëpp weddi nañ seen analyse ça veut dire que li ñu def teguñu ko fenn donte am na prérogative kat am na sañ-sañu ne bon wax ngeen dëgg wante nañu leen bàyyi te bu boobaa constitution bi nasax na donc beneen hypothèse bi mooy beneen pexe bi mooy xëj na kat ñu waxtaan ne élection buy am dafa war a am si jàmm te opposition bi ma gis nii ak ñi leen topp décidé nañ pour que bu ñoom seeni liste bu demul ñoom ñële seen liste du dem te kenn du am élection te jàmm du am si réew bi dara jaru ko donc su fekkente ni jar na ñu repousser élection yi ñu repousser ko xëj na di nga ma ne am na ñoo xam ni validé nañ leen. ñooñu nag ñoom ñoo taxaw ne ànduñu benn yoon tam ñu repousser élection yi parce que ñoom dañu jàpp ne peut-être la ñu waroon def nañu ko. waaw mais en tant que. dem nañu sax bay waxi ay baara yëgoo diggante opposition bi ak pouvoir. non man du ma ko jàppee baara yëgoo en tant que parce que baara yëgoo mënu ci am soo leen gisee ni ñuy doxalee nga xam ni baara yëgoo mënul am mais en tant que président de la république maanaam jiitu sénégalais yi. kaaraange Sénégal nekk si sama yoxo jàmm réew mi nekk si samay loxo. te Sénégal am fu mu toll. Sénégal am fu mu toll. mu am ay ñeneen yu ñu rax mais bu boobaa kat bu fekkente ni benn portion maanaam benn groupe du ñu am lu leen neex wante jàmm réew bi jutu ci même bu fekkente ni ñi mu àndal la naka def parce que jàmmu Sénégal moom rek moo am solo. d'accord surtout ci loolu dégg nañu waa Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko Khalifa Sall ak ñi mu àndal ñu ne 29 bi ñu dëgmal dinañu amalaat yeneen manifestation waaye it mooy concert casserole maanaam kenn ku ne fi nga nekk sa balcon nga tëgg yooyu yëpp mu nekk ay moyens de lutte yoo xam ne ñu ngi koy dugal ci seen pour pexe ngir xeex bi seen diggante ak pouvoir bi sa gis-gis. ni ma koy jàngatee concertu casserole boobu xëj na man bi ma ko njëkkee dégg nee na lii moom yenuwul maanaa wante c'est vrai que am na dëkk yoo xamante ni loolu mës na fa am ay dëkk africain sax mës na fa am ngir ñëpp won njiitu réew bi nit ñi ngi tëgg. wante Sénégal daf mel ni amoon na fii. mës na fi am. wante nañu xalaat tamit dëkkandoo yi nga xam ne dañu wérul am nañ ay dëkkandoo yoo xam ni bruit boobu ak seen feebar atunuñ ko donte sax moyen boobu moo gën a sedd ñu génn jàmbarloog alkaati yi mu am ñu ci ñàkk seen bakkan waaye loolu ni nga ma laaj lu ma ci jàngat mooy ñoom ci seen bopp am nañ volonté wu am nañ bëgg-bëggu dialoguer ngir ñu wut solution pour que Sénégal am jàmm man jàngat boobu laa ciy def te njiitu réew wi dama koy ñaan mu déglu loolu mu déglu Sénégalais yi fi ñu toll fi dëkk bi toll soxlawuñu xeex bi fi dëkk bi toll soxlaatuñu jàkkaarloo ay rot bakken di rot fi mu nekk li ñu soxla mooy nit ñi dund am dund bu décent maanaam dund boo xamante ni lu ñu soxla mu xaw a yemb ci mu xaw a yomb si ñun gis nañ ni ñi fànnu nguur bi yooyu yuy wàllu nguur bi wàllu soox opposition bi nguur bi ay département am yuy soox santé mi ngi soox
éducation mi ngi soox agriculture ak yeneen i fànn artisan yi ñi ngi jooy Sénégal maanaam foo laal rek da nga fay fekk benn pax. moo tax ñu ne sax laaj sénégalais boo xam ne amul lu muy def ci bool bi nga ne ko nag gën a def concert casserole da koy yomb. da koy yomb parce que ñëppay génn parce que seetlu nañ ni démb la ko wax si suba wante guddi gi étudiants yi sax génn nañ di ko def mbedd yi oto yi ñi ngi koy def te dafa ne woon alarba lañ koy def. man président de la république dafa am jàngat bu mu ci war a def mooy mission première am mission jiitu bi ëpp solo mooy taxawu askanu Sénégal wi te taxawu askanu Sénégal wi mooy déglu leen te dellu ginnaaw du néew doole dellu ginnaaw du néew doole yàlla sopp na si njiit nga am yërmande si sa askan. d'accord si yërmande googu am ñoo xam ne sànq yaa ngi koy wax force occulte yi nga xam ne peut-être jàpp nga ne daf ñoo rax waaye Sénégal itam boo dee xool ci ne mu bindoo daanaka réew yi ñu wër yëpp nekk ci ay jafe-jafe tey boo doon jàngat enjeu exploitation hydrocarbures yi ak situation politique bi commencé di dégradé wu nii loolu fan la ñu mën a yóbbee ndax yow sax xam-xam màcc na ci wàllum sûreté ak sécurité. comme ni mu la ko waxee sëñ Diallo yàlla may na ma am chance su dem dund si ay dëkk yoo xam ni dañuy exploiter hydrocarbures yooyu maanaam pétrole bi ak gaz bi ma yàlla may ma boobu sax après armée la comme ni ma la ko waxee sànq. ma ay société ak ay dëkk woo ma ngir ma won leen naka la ñuy def ba aar suñu bopp si pirates yi maanaam ñiy attaqué bateau yi yooyu parce que fu ñu nee exploitation hydrocarbure mooy nee nañ transport bi te transport principal bi maanaam li koy jàllale dëkk ba dëkk mooy géej gi mooy bateau yi te bateau yooyu ak géej gi buñ ko sécuriser wul yaakaar naa sax ni nguuru Sénégal jël na ay précaution wante affaire bi gën na xóot loolu niñ koy aaree ak niñ koy xeexee gën na xóot loolu yemul rek ni jël par exemple marine ñu jox leen benn vedette ñu dem kii parce que am na fenn foo xam ne bu ñu fa tolloo maa ngi soq di dugg di génn sax si li ma laaj fu ñu fa tolloo suñu marine amatuñu droit yegg foofu mooy su eau international maanaam ndox boo xamante ni du ndoxu Sénégal donc mënatuñu intervenir te bu boobaa am na yeneen jumtuwaay yu am pour que nguur bi parce que yow Sénégal boo jaayee pétrole di ko transporter am na bu fu muy toll foo xamante ni yow yaay responsable cargaison boobu maanaam pétrole bi nekk ci bateau bi donc yow yaa ko war a sécuriser ak acteurs yi maanaam les majors ñiy exploité di jaay donc kon pour loolu scène de violence yi ngay gis ni yëpp boobu moytul mën na attirer ñoo xam ne danañu nasaxal ay réew. mais day nasaxal réew parce que xam nga déjà sur le plan économique boo fekkente ni def nga contrat ak kenn yow nga nekk responsable gaal gi bu ñu ko songee tamit bon si contrat yi xaw ma nuñ koy defee am nga ci responsabilité mën nga ci perte d'abord. d'accord ba pare gars yi dañuy daw sa dëkk parce que dañu naan pirates yi ñi ngi fa du ñu demati jënd Sénégal bu boobaa sa produit dootoo ko jaayiti et puis xam nga fu ñu waxee exploitation gàncax yooyu maanaam pétrole ak gaz. insécurité am si biir dëkk bi ak si biti loolu lañ jàng si yeneen dëkk yi. d'accord ñu jeexalee ko ak sa gis-gis itam ci li nga xam ne ginnaaw bokk nga ci membre association ànd defar jikko yi rapidement ni nga gisee président de la république ànd ak koo xam ne yàgg nañu ko gis mu koy saaga ci internet bi. loolu donte sax su fekkente ni sax moom loolu benn stratégie de communication la. Sénégalais yi rafetlu wuñ ko te Sénégalais yi am nañ ci droit parce que moom Sénégalais yi la représenté waxantuma la mu defee ko bitim réew surtout koo xamante ni moom daf ko doon saaga te jamono ji ñi ngi xool naka la ñuy def ba yenn yi dañ si Sénégalais yi. maanaam foo mënti nekk si bitim réew nga ne internet la internet dafa jafe sécuriser contrôler mais moo tax Sénégalais yooyu di nekk bitim réew di saaga di wax ay safaan di ko teg si suñu ay institution ndax président de la République lu mu bon suñu institution première de la République la di ko ak yeneen doomu aadama si biir réew bi
ñu di leen wax naka sudul noonu. defe naa ne moom moo waroon mujjee si ñëw ku war mën a toog di waxtaan ak kooku. nekk si jàmm di reetaan Sénégalais yi rafetuñ ko su fekkee stratégie la wax dëgg yàlla. na ko xoolaat mi ngi na ko xoolaat parce que Sénégalais yi yeneen yi. d'accord boo génnee si